asalaamaaleykum mbokku téléspectateur Rendo TV tey nag ñu ngi nii ànd ak yéen fii ci meeru Ngaparou comme niñ koy defee at bu nekk rek remise des prix ñu koy woowee fourniture scolaire nga xamante ne nii mairie bi moo koy fournir bépp école publique bu nekk fii ci dëkk bi. tey nag ñu ci ànd ak waa Rendo TV ak bépp équipe bi ñu leen di wax rek ngeen ñëw ñu doxantu ndànk ci biir dëttal leen li fi jot a xew. Fatiha benn Allahumma salli ala sayyidina alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra idha faragta fansab قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر حاسد من شر نفاثات في العقد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. آمين يا رب. kon mbooloo mi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di leen ziare di leen baalu àq di leen baal àq yal na yàlla boole ñu baal ñu ngi ñaan weer bi nga xam ne moom lañ doon màggal ci altine bi yal na bu mu nekk suñu mujjek màggal lépp lu ci di tiis yal na yàlla teggil ñu ko lépp lu ci di yéene ak mébét yal na yàlla barkeelal nu ko nuyoo bi ñu ngi fi jiital ginnaaw bi ñu dalalee suñuy gan suñu imaamu ratib Alaaji Ibrahima Faye yal na fi yàgg te wér moom ak njaboot ji yëpp ak képp koo xam ne yaa ngi ci dëkk bi ak diine boo mën a yëngatoo suñu mbokki chrétiens yi ñu ngi leen di ziare ñoom itam ndax itam seeni ndaw ñu ngi fi ñoom itam ñu ngi leen di bàyyi xel di rafetlu suñu dëkk ak ñoom suñu borom dëkk bii fi jógee le 25 mars yal na yàlla defal ko yërmande jéggal ci ba Alaaji Mbay Sañ ginnaaw bi ñu dalalee suñuy gan sant ñëpp ñun waa Ngaparou ñu ngi àndandoo di beral nuyoo sous-préfet de l'arrondissement de Sindia moom bi nga xam ne tey moo fi toogal état bu ñu ko joxee suñu nuyoo mu joxal ñu ko gouverneur de la région de Thiès mu jox ko ministre de l'intérieur mu jàllalal ñu ko sa fa nga xam ne moo gën a kawe di ki nga xam ne moo ilif réew mi di son excellence le président Macky Sall bu loolu weesoo ñu yëkkatiwaat nuyoo jox ko ki nga xam ne mooy IEF bi nekk Mbour muy Baba Thiam mu jotalal ñu ko IA bu Thiès bu ko defee ministère de l'éducation nationale dina ci jot daanaka kon comme tey njàngale mi moo xewle suñu ko jaaralee ci IEF mu jox ko IA mu jàllaleel ñu ko ci ministère de l'éducation kon Sénégal gépp ci wàllum enseignant que privé que public lépp mat na ñu jël beneen nuyoo jox ko CODEC bi nga xam ne tey lii nekk ci l'arrondissement de Sindia moom moo ilif li nga xam ne mooy directeur yëpp muy suñu xarit suñu mbokk suñu dëkkandoo di doomu ñëpp
nu di ko jox boobaa nag dañ koy teg ci doyen teg ko ci mageel gi donte ko Ibrahima Donde mooy codec ñu jox ko Sada Camara bi nga xam ne moo fi ñaan daanaka toogal na fi imam mu joxal ñu ko le codec Ibrahima Donde à l'occurrence directeur école Cheikh Ousmane Diagne loolu dañ ko teg ci droit d'aîné ñu ngi sant ñi nga xam ne mooy waa dëkk bi yëpp boole ko ak contentement ak mbégte ndax dañuy wax ne ku mer ñaan yàllu ku kontaan ñaan kon damay jàpp ne ñun tey duñu ñaan yàllu dañuy ñaan ndax xol yi dafa set ndax kilifa yëpp a ngi fi toog ñi nga xam ne ñoo moom Ngaparou ñëpp ñu ngi fi jàmbur toogu fi élèves yi ñi fi nekk ñëpp ñu ngi fi bi école tijjee wër nañu école yëpp dem nañu gis ñëpp teew nañ kon loolu doy na sant yàlla jàngalekat yi fi nekkoon yàlla def na nekk nañu à l'heure le 11 bi le 14 xale yi dem nañu ñëw école APE yi ñu ko dénk ñoom itam def nañu seen kemtalaayi kantan ñu dénk école ndax école bu nekk ña fa nekk ay waa Ngaparou la ñoom lañ ko dénk ñu dox suñu diggante ak école CGE yi la même chose ba ci gardien yi nga xam ne ñooy gérer commission éducative itam bi nga xam ne mairie bi moo ko tànnal boppam ñuy saytu wàllum njàngale nekk commission ci mairie bi ñoom itam sant nañ leen ak ñu ko bokkal di beral nuyoo Ama ak Sini Faye ñoom itam ñu ngi ci biir Badou Wadda Yum ak Souleymane Niang Ousseynou Diouf ak Ibrahima Ciss ñoom ñooy Ibba ñoo nekk école Issa Sagne boole ko ak ñi nga xam ne ñooy Pafay mu ndaw ak ñëpp di yëngatu ci wàllu école ak jigéen ña bokk ca bureau yi waaye di beral nuyoo Ngone Ndiaye moom commission éducative la bokk nekkoon conseillère fii ci mairie bi alors que yàlla defit borom këram dëkk Ngaparou ba tey conseillère la yàlla weddi mu dellu Dakar mais ba fi mu toll nii day nimmaku njàng mi ci Ngaparou en tant que responsable jàng nag bu yëgsee fii dafa am ñu ko saytu ba mu yëgsi fii ndax ñi ma lim ne ñoo yor école yi am na ñu leen jiitu woon am na ñu fi jóge yal na yàlla yërëm leen tel que Moustapha Ciss ak ñeneen am na ñoo xam ne ñu ngi fi maam yaate yu mu ngi fi yal na yàlla yàggal ka fi Armon Boucar si équipe bi la bokkoon mu ngi toog yal na yàlla yàggal ka fi donc boo gisee mooy def loolu il faut que ñu def tuuti Genève si li nga xam ne ndax fi jaar avant que lii di yegg si ndax avant mairie bi di egg si ñooñu ñoo fi nekkoon bi muy nekk benn école ñooñu ñoo fi nekkoon ba yàlla def nu yor tey ñeenti école ñooñu ku dee ak ku dunda yëpp foog ñii di jàngi te xamuñu woon ñooñu ñu wax ka ñu xam ko te ñëpp dinañ ko xam maa ngi jaajëfal presse bi ndax li may wax dafay nekk si wax boo xam ne ñëpp ciy jot bu ko defee muy histoire xale yi xam ne Moustapha Ciss làqu na jëf na fi lii ñu xam ne maam yaate mu nga këram nekkul woon rek yor jumaa ji Armon Boucar mu ngi fi et cetera et cetera góor gi fay nekk na fi président parent d'élèves yàlla nattu na ko mu nekk premier adjoint au maire professeur la en retraite mën naa leen a lim donc kon ku ci nekk nañu wane li mu def moo tax ma wax ne tey kenn du fi ñaan yàlla kenn dañuy ñaan ndax ku kontaan ñaan ñu ngi sant ñëpp di jéggalu ñëpp amul kenn ku ma ci bind këyit wax la ne la kaay ci xew wi dama woote téléphone rek grand nga ne ma ne alxames nu ngi bugg a def nangam loolu ku xam ne si nga bokk moom nga koy def te du mer Ablaye Faye Got tout le monde Ibou Ndoye ñëpp Mbaye Sagne élage bii ne woon naa ko bul ñëw mu ne man ndax lu tax duma ñëw parce que man dama war a seede ñëlee yor école xaaxam bu dul Souleymane Sagne koo si gis carte d'identité amul ne a Ngaparou mais ñoo gën a bëgg a école bi ñoom Ousseynou Diouf kon ñàng amul prix kon ñu ngi sant directeur yëpp di sant la gendarmerie l'adjudant chef Mbaye Sarr pour raison de service dafa dem vers Mbour mais son adjoint Yoroba mu ngi nii toog ñëw na fi ci heure pour témoin parce que nous sommes dans une république bu ñu nekkee ci commune Ngaparou ci république lañ nekk te république dafa am ci lu muy tënku li muy tënku nag ku ci nekk la nga moom nañ la ko delloo sant leen yéen jàngalekat yi ndax balaa may dem ci école secondaire yi primaire bi laay commencé
jaajëfal leen parce que ñu ngi am lu mu tolloog ñeent jàpp naa ne Ngaparou tey si wàllum njàng àgg nañu 86%. ndax boo commencé maternelle ba bac jàpp nañ ne sori nga. am 4 écoles publiques plus privé yi fi nekk ak garderie d'enfants kon jàpp nañ ne foofu sori nañu si kemt laay kantan si li nga xam ne moo nekkoon waat gi nu waatoon si sunu diggante ak population bi fii ndax 9 domaines de compétence dañu taxaw rek ne kon nan katamu si ñett bu nu katamoo si ñett comme dañuy doog a bees érigé en commune en 2009 bu nu songee ñett yi jàpp nañ ne dinañu mën a joxoñ buntu kër bu nekk ci population bi ñu daw ne santé éducation environnement triangle boobu nag jàpp nañ ne bu ñu si doxoon toog léegi àgg nañu 86%. jaajëfal leen yéen ak seen ñi nga xam ne ñooy seen naatangoo jàngalekat yi sant ñëpp ba ñi nga xam ne ñooy yor pour ci école yi dellu nag si CM bi ak lycée bi jaajëfal ña fa nekk sant leen principal beeg ñañ ko seqal doog a ñëw lycée jaar si proviseur ndax proviseur madame Fall amagul po buñ ko defalagum waaye defal nañ ko po ndax imam ñaanal na ko ñëpp ñaanal nañ compte tenu de bi mu fi nekkee léegi ay résultats yam am nañ ci satisfaction keroog bi mu ñëwee nu war a établir un programme pour 2021-22 ndekete si la ñuy tàggu ne moom kat dafay jigéen ñi ndax déplacement beeg fameem ak i jàngam ku sañoon uuf say doom donc ñaari at yi mu fi def dañ koy jaajëfal parce que toll woon nañ foo xam ne si baccalauréat année bi passé département de Mbour kenn rawunu kon moom ñaari at yi mu fi def macha allah gàcc gàlla le CM Tafsir Yaate si itam aussi macha allah kon directeur sa collègue nga la toog di Ibrahima Donde mais à travers le droit d'âge bi nga xam ne moom la yàlla dénk jàng nga français jàng nga alxuraan ndax jiite nga ma si jàkk ba tàyyi te bi nga ñëwee sànq dañ ne imam ñu ngi leen di sant di leen ñaanal yàlla di wax ne population bi am nañ si wàll on va leur demander plus muy la contribution communautaire yéen itam nun tam on va vous demander plus na yokku na gën a dëgër na gën a cooke na gën a dem si kaw nu gën a kontaan ñaanaat ndax àggagunu fu nu ñaan yàlla ñaan rek kon ñu ngi jaajëfal ñëpp les ñi nga xam ne enseignant cré à la main lañ seen cré boobu ñuy téye ak loolu ñuy wax ak xale yi yàlla na gën a fasaa waaye it parents d'élèves yi nañ ñu gën a góorgóorlu gën a def suivi bi jàng loolu message la bu may yóbbante délégué de quartier yëpp a ngi fi ku nekk am nga quartier ku ne am nga ASC ku ne am nga équipe bu football ku ne am nga mouvement associatif ku ne am nga mouvement des femmes te dañuy daje di waxtaan kon ñooñu am nañ ci contribution bu gars yi jàngalee ba kër yi jeexit te suivi bi amul ci kër yi léeg-léeg résultat yi sooxe mën nañ leen ko jiñ mën nañ ko jiñ ñi nekk ci kër yi kon lépp il faut mu taxaw kii mu dendel Alaaji Ibrahima Ndoye yoroon na responsabilité yi ñëpp bokk wàllum économie muy président quai de pêche bi mu sa tolloo jébal na karakam doomam Pape Manel Faye kii nag du nu wax lu dul sant ko gërëm ko Alaaji Mbaye Ngom parce que communicateur traditionnel la lépp lu nu fi wax moo nu ko gën a xam moo nu ko gën a man moo nu ko gën a maîtriser kon bi ñuy sanc école bi ñoom monsieur Faye miy jànge en 1957 moom Alaaji Mbaye Ngom fekke nag man nag booba judduwuma man la yàlla nattu nag tey Alaaji Assane Sarr waaw démb laajte woon naa la doon la yëgal rek ne donc loolu mooy li nga xam ne bëgg nañu ko ci dëkk bi sant ci waa dëkk bi àndandoo ko ak yéen ndax tey directeur soo génnee am na doomu Ngaparou yi jàngale feneen kon ñoom dañu dem yéen ngeen juyoog ñoom ñu dem am ñeneen ñu ñoo war a xamali pour ñu génne leneen yéen tam ngeen ñëw am ñeneen ñu leen xamal pour ñu génne leneen tey boo demee Kër Bakar mu nga sa bu naaw Tiwaawoon Wally Faye formé na fa ay magistrat ak i procureur fii la jànge fii si 57 bii nga yor kon dona la kon ñëpp ku ci nekk dang si war a fii adjudant chef Mbaye Sarr dem na adjoint ma ngi ni kii toog major la woon jaar na fu ne kon corps bu nekk ak ku ko yor ku ne doomu Ngaparou yor na ko mu nga biti kon nun doomu Ngaparou ku ñu fi affecté bu dee ci wàllum pêche bu dee ci wàllum napp bu dee ci wàllum piqûre kër docteur war nañu ko mën a jàppale parce que ku ñu fi affecté rek am nañu doom ju liggéey loolu
commandant Ndoye ngi nii tey chef Diao bi nekk Mbour war nañ ko dimbali ndax Ndoye doomu Ngaparou la wër na Sénégal yëpp ba retraité Diourbel un peu partout donc lu Sénégal di joxe Ngaparou joxe na si lu ñu nu mën a affecté jël nañ doomu Ngaparou affecté ko foofu kon ñun dañu war a am matak taxaw téye li ñu yor soxla ko comme ni nga xam ne moom nañu ko war a soxlaa muy sunuy ëllëg du ñu ko soxla pour nun nii rek mu yem si nun mais sunuy ëllëg ndax fi nu toog nii ñee fi ne woon bu ñu ko utiliser woon pour seeni ëllëg man duma fi toog ba Alaaji Mbay Ngom ak Ibou Ndoye war a nekk seede ba Modou Gueye Ndiaye war a nekk délégué de quartier te seen kër a ngi nekkoon pied dans l'eau situation oblige kon mairie bi maa ngi sant le bureau municipal maa ngi sant ñëpp ñoo xam ne ñu ngi fi di yëngatu conseillère ak conseiller ñëpp bàyyiwuñu kenn waaye di beral cant ak ngërëm suñu mag Alaaji Ndiaye moom laa jëkk xam ci journaliste maa ngi ko xam le 12 mai 2002 ci la ma jox loxo lu jiitu Alaaji Ndiaye journaliste lu jiitu may doon dara le 12 mai 2002 ci laa ko jëkk a jox loxo Samba Ñebbe bii tey lépp lu nuy def moo nu siy dimbali moom site la nekk presse écrite la amul benn marché tey bu nuy def mun jaar passation de service ñu war ko publier war a def insertion te du Samba Ñebbe bi moo ko def te dina ko def ba pare ñuy doog a def suñuy facturation au trésor ñu doog a jox seen yëf kon au passage il faut ma leeral gis nga li nuy tabax nii xëy noo xëy rek tànn ki nu neex mu tabax que de gré à gré de dañu koy publier mu jaar fi mu war a jaar mu am appel d'offre wala demande de renseignement de prix ba ci lii nuy joxe tey demande de renseignement de prix boo ko calculer lii nuy joxe tey nekk na 20,999,000 francs TTC boo dindee hors taxe bi bu nekk 17,500,000 lii nii boole seeg léegi la ma monsieur si naan monsieur le maire salle bi pare na ça y est il me faut nu ngee jël table banc si kii table banc monsieur si table banc xam nga ne mu nga nele daaw ba ren dama am table banc ba dese yow xam nga ne bu ñuy réceptionner salle bi rek oto bi arrière nga yóbbu te sax dama lay wax sax sa table banc maa ngi ko dénkoon madame la directrice madame Samb mi mu nga école am waaw dégg nga Camara moom bu gisee table banc yi day soxla nee na def na demande démb pour table banc mais il faut que seen API ak seen CGI yi ña réparé bu leen réparé ba pare ñu dolli leen lu bees loolu itam na ma leen kay sos si mbooloo mi waaw table yaa nga ne le mais na ngeen di defar bu ko defee affaire bi gën a nekk dans le confort jàpp naa ne kontaan nañ si ñëpp am nañu mbégte wax dëggu yàlla Alaaji Assane ñu ngi lay dalal ndax démb bi may jaar sa kër c'était pour jox la information boo xam ne yow rek laa ko bëggoon a jox bëgguma ko woon a jox sax keneen bu ko ñëpp gisandooyee mu xam loolu ndax ki nga xam ne moo waraloon may la seet sa doom la nga ilif ko ci biir ilif ko ci biti ma am nu ma bëggoon a jëflanteeg moom si wàllu jàmm bëggoon ko bett mais dama ne woon yow yaa koy jëkk yëg moom sax ba tey fi nu toog yëgu ko waaw donc après dinañ si waxtaan waaw voilà c'est ça ñu ne ànd ak Matar donc Samba Ñebbe yaa ñu ngi fi àndal yëpp sant yàlla am na lu fi dellaku muy télévision yi ñoom ñëpp suñuy mbokk lañ ndax le commandant Daaf depuis ma nekk Sindia laa ko xam mu yor rendo mu di nu boole ak Khalil ak soxna si muy àndal je pense que sax des na def benn émission fii fan la ma boole nag Alaaji Mbay Ngom Jaxate mu ngi fi Silla mu ngi fi ñoom ñëpp ñu ngi fi kenn desut donc lii ça nous permet d'avoir demain dans l'histoire ay archives yoo xam ne ku ne dina ci mën a teg bët ndax daaw cérémonie bi bëgguñu woon sax mu mel nii daaw te it yàlla réussiraloon na ko dañ ko def d'une manière sobre compte tenu de pandémie bi tey suñu xel xaw na dal ba nu ñemee a génn télévision kon yal na yokk ba buñ koy def ndënd yi ñëw bu ndënd yi ñëwee mu ànd ak journée d'excellence ñu mën a jox prix école yëpp ba lycée ak CM ba ñi ci nekk ci université ñooñu itam visé nañ leen au passage maa ngi sant
l'association des étudiants élèves étudiants Amerne yi nga xam ne ñoo nekk Ngaparou seen taxawaay rafet na ndax kii di étudiant di élève te ñoom itam wàcc nañ ci base bi jàppale xale yi si durant les périodes examen def nañu sacrifice def ay cours de renforcement deuxième tour ñëw ils l'ont fait la même chose cours de vacances ñëw ñu def nawetaan pédagogique def ko ni mu waree def fermeture def conférence ki ko doon tenir muy François Ndione doomu Idi Ndione la 70 71 papam seq nañu école bi fii mu jàngal ma ki nga xam ne moom nañ ko parrainé woon muy Modou Diagne Sonko nekk doomu Ngaparou di borom xam-xam aussi si wàllu finance moom école biñ ko doon defe naa ne ña ngi ko tuddee Cheikh Ousmane Diagne ña ngi ko tuddee baayam kon moom fa mu ko defee foofu rafet na fa te ne nee naa ko yow Sonko bu ma yëgoon ne yow la ñu parrainé affaire bi may ñëw di jóge jàkk bi maa lay jël sa buntu kër yóbbu la ba ci table bi nga installé def conférence bi parce que nag ku santul xarab te man dama ko sant Sonko m'a écrit une lettre en 2008 au mois de mai am ay wax yu ma wax moom ak Baye Moussa Ndione ak Idrissa Diokh ñett ñi 2008 ku ci ne bind nga ma lettre maa ngi ko denc lan ma sa wax liir naa ko tey ëgsi na kon sant gërëm laa am ak ñoom moo tax ma def introduction ku ñaan yàlla wul ñaan kon man tolluwuma ci période bu may ñaan yàlla damay ñaan kon Amerne ñu ngi leen di sant ndax ñoom ñëpp fi lañ ñëw démb ñoo doon jàppale ñii si décompte yi parce que ñii dañ ma nangul mardi du nekk férié si ñoom maa ngi leen siy sant yéen directeur école yëpp ndax bu leen neexoon ngeen ne férié la duñ ñëw mais j'ai dit du doon férié si ñun ñu ne d'accord si lañ décompté li parce que madame la directrice bàyyi jëkkëram tout le monde doon de ñëpp ñu ñëw defar ñoom oustaz bi nekk ak fii ñëpp ci jàpp ñëpp loolu doon une obligation waaye fi njàng tollu la ndax ubbi tey jàng tey bu ñu ko buggee def il faut que nu boole si jour bu nu moom nu mayee ko loolu sacrifice la kon il faut que ñu jaajëfal leen si ñii fi taxaw nii nag tey amul kenn ci presse bi koo xam ne teg nañu 100 francs si sa loxo waaye loo gis nag am na àq bu nu amul ndox mu ñu leen jox dans l'immédiat sañ nañ leen wax jaajëf Mbaye Sène merci démb wëndeelu nga wax nga waxoon nañ ne am na lu war a topp ci cérémonie bi ngoon yàlla boo nee damay dem bu la dabee foog nga taxaw dañu ne woon bu nu leen joxee lii tranquille bu ngoonee daañu génnewaat si bayal bi ndax am na lu fa nekk te nit a nu ko jox foog nu sant ak waaye am na lu nu dab suñu doom di doomi ñëpp moo wàññeeku kon am na loo xam ne àndul ñu préféré joxe ñii ña dellu école jàngi lële su ëgsee ànd ak dogal bi ñu defal ko comme ni ñuy defal jullit denc ko bu ñu demee ba sa samedi ba sa ngoon bu yàlla mais loo xam ne moom la ñu mayoon si démb ak bërka démb nu daan def teraanga ñu nu ko doon jox ñu leen di delloo njukkal ñu def ko rek ñun loolu lañu xam parce que le 9 avril 2009 noo taxaw fii si seen kanam si penc mi ne Ngaparou dinañ ko yor ci administration ndax dañu sànni carte écharpe bi yomb na mais dañ ma ko takkal keneen du ko takk ku ko yeyoowul suffrage universel moo ñu ko jox waaye nag avant muy ñëw fekk na fi cosaan ak aada kon buñ koy administrer dañ koy administrer si administration waaye duñu bàyyi aada ak cosaan gannaaw kon lii nu dab tey leneen lu ñu si def lu dul loolu wax lu dul dëgg te kenn du taxaw si sa économie kilifa wax ba pare weddi sa bopp loolu am waat la te waat soo ko xasee def nag tu es condamné donc au passage loolu laa bëggoon sànninteeg ñaan kàddu tout tànk yi dugg tey war a def sëy yàlla nañu romb maîtrise romb master 1 2 ba x waxuma ñoom licence ak yooyu parce que ñoom la ñuy tàmbalee ñaan ñi leen jiitu yàlla may leen ñu mottali ñi matal yàlla may leen place ñu man si jariñ seeni waajur ku si sa waajur sonnoon si yow te laaxu nga mën a am dënn ak fàttaliku di ko ñaanal yàlla ndax ñoom itam ñun ñëpp ëllëg dañu fiy jóge yàlla may ñu njaboot goo xam ne dinañu ko defal comme ni ñu koy defal suñuy waajur wax dëgg yàlla guddal bi mu ngi bëgg a bari waaye sama xol moo sedd
ma am satisfaction sant it ki nga xam ne moo gañ a marché bi parce que ni mu ko defee rek noonu la ko defee ba démb dellu si na ñu ne temps de protège am na tuuti erreur daf ko yebaat andi ko l'acte de la transparence fii amul camouflage non 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 dañ koy teg fi ñu ko war a tegal kon yeesalaat ngërëm si jullit yi na si dëkk bi yëpp yeesalaat ngërëm si communauté chrétienne bi fi nekk mère Maria Ngo moom jiite leen ñu toogal fii abbé Olympe ndax moom itam fu ñu toll moo ilif para fi jàngu bi fii si Njabi waaye fu ñu toll nag mu ngi fi fu ñu toll it yebal na ay ndawam madame la directrice mi si ay ndawam la bokk waaye Mariama Ndong lañ jiital comme tey bu ñu ne woon an imam ñu ne Mamadou Cissé ngi wala Pape Mbengue Sakho ngi comme ni ñu joxoñe kii léegi kon ñun fii ñu nekk si Ngaparou couche yëpp la ñu ëmb Alaaji Mbay yàlla na barkeel topp ci bagage yi chronogramme bi góor gi dama doon ubbi rek di def jeunesse yoruma këyit yoruma dara waaye ni ma ko sentir rek noonu laa ko defee rek si mu xaw a condensé am na APE am na CGE am na CODEC am na religieux yi am na traditionnel am na délégué de quartier je pense que kenn desul ndax Assane bu ko neexoon mu ne ah ñëw na fi fekk ma fii laay toogaat di ko xaaraat ba mu ñëw du ma wëri ba xam lu mu maa doy mais dafa xam lan la xam naa qu'est-ce qui se passe boo xamee qu'est-ce qui se passe da ngay noppaloo ko noppal sa bopp sa jaamu yàlla gën a neex surtout yaa ba yokku kenn wératut koo sikk nag juum parce que état de santé moo condamné ñëpp ñu ngi jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne ña ngi en chantier ba war a terminer muy ñu yoroon jàkk ju mag ji nga xam ne heure bu ñuy dugg sa jàkkaarloo moom ñi si def seen 100 francs ak ñëpp ñu ngi leen di ñaanal ndax mënuñu wax te duñu ko tudd loolu yëpp si fu ñuy defaree nit la rek ndax ku ñu defarul doo jiite jàkk wala jumaay kon loolu si njàng la bokk muy alxuraan bi arabe bi français bi lépp éducation la rek waaw enseigner éduquer waaye ku ñu éduquer wul it day am lu manqué mën nañ la enseigner te kenn du la éduquer dama jàngul nag donc monsieur Camara l'adjoint au commandant monsieur Yoroba ñu ngi lay yóbbante nuyoo si commandant di wax ne am nañu mbégte ñu ngi ñaan moyens yi yokk xam naa du yokkoo sax si yéen waaye ci hiérarchie supérieure bi lay yokk waaye suñu lii fu mu mën a yegg si yuuxu pour mu yokk ak seen jàmm ak lu leen gën a nekk dans le confort daañ koy yuuxu parce que ku amul sécurité doo tala liggéey ku talu la liggéey doo am loo jënde lii te lii à travers le travail lañ ko amee parce que c'est le denier public li askan wi di joxe moom la ñu dajale delloowaat ko si ku liggéeyul doo fay impôt am déet ku fay impôt nag mu jënd jox ñi ku fay impôt nu jënd yóbbu dispensaire ku fay impôt nu mën a bale mu set mais ndax ku amul jàmm amoo sécurité di nga am loolu kon ñii il faut chapeau pour ñoom fexe jàppale leen kon xew yi daal ñëpp a ci bokk mënoo wax la te doo wax jërëjëf soow doo wax jërëjëf suukar doo wax jërëjëf dugub doo wax jërëjëf leket doo wax jërëjëf matt doo wax jërëjëf almet doo war a jërëjëf mana mais la man ta am te ñoo ñëpp bokku ñase kon ñi ma tudde ñëpp dañu si bokk je pense que defuma hors sujet laax te doo sant mat doo sant almet nooy amee laax man la waaye yow mën nga kaa lekk de kon ñu ngi sant ñëpp di baal wax ñëpp di gërëm ñëpp góor gi maa ngi nuyu équipe pédagogique yu fi nekk yëpp kii de bettuñu ñun répétition la rek chaque année dañ fi ñëw ñu jox ay fourniture donc pour le moment maa ngi wax ne maa ngi wax au nom du CODEC Ibrahima Donde mu ne na nga ma waxal bien que moom a gën a dàq wax sax mënu wax sax ci mboolo bu dul kanam élèves yi pour dire jotaay bi ñun remerciement rek lañ mën a war a remerciement rek lañ mën a jox maire monsieur le maire comme lu ñu defoon daaw
ci département bi yëpp mos naa ko wax ci benn jotaay ñu ne benn jour inspecteur moo ne fii à Ngaparou de balaa mois d' octobre déjà dañu may kii élèves yi fourniture te ñun appuyé nañ ko ñu ne effectivement kooku dëgg la Lamine Sakho Mamadou Lamine Sakho ma ne ko Ngaparou fii élèves yi n'ont pas de problème école bu ubbee rek am nañu ay fourniture ah ñun tamit nag pour rendre la monnaie au maire wax naa ko daaw ren tam danaa ko waxaat ñun sunu rôle en tant que jàngalekat mooy nañ fexe élèves yi nañu réussir dem loolu rek mooy sunu rôle ñun éduquer leen ñu réussir ñu am résultat yu baax am na yoo xam ne kenn du ko nëbbatu daaw monsieur le maire waxoon naa ko sunu résultat yi ñu amoon daaw mooy résultat yi nga xam ne c'est très fiable maanaam inspection moo ñu ko yónnee man ma def la moyenne des 3 écoles daaw 3 écoles ñoo defoon école publique ñu nekkoon fii ñu amoon 81% monsieur le maire ma gis muy noté n'est-ce pas daaw ren tamit il faut mu wax ko ren tamit la moyenne c'est 52% boo boolee ñeenti écoles yëpp donc boo constaté am na chute maanaam wàññeeku na loolu laa la mun wax donc wàññeeku na ñu ngi jéggalu ci loolu te kooku tamit am na ay cause ñëpp xam nañ Covid bi am na yeneen moyen am na yeneen cause nag mais Covid bi ñëpp xam nañ ko ñu def CM2 ren ñoo def CM1 daaw te CM1 daaw pratiquement jàngaluñ mois de mars lañu tëj école yi programme bi jeexul woon ñoo def CM2 ren te daaw tam programme bi lu tax CM2 bi baax daaw dafa am ay yeneen cause yu fa nekk daaw école yëpp ñoo jàppale élèves CM2 bu ngeen da ngeen constaté que élèves yëpp ñu am examen ñoo doon jàng ñu nga xam ne amuñu examen ñoom tëj nañ bu yàgg donc CM2 yi par exemple école bu nekk par exemple da ngay def ay groupe 20 élèves maître ñoo leen encadré monsieur Camara bu ñëw encadré te monsieur Donde ñëw suba monsieur Diop ñëw monsieur Diagne noonu lañ ko doon defee mooy encadré mu baax moo tax daaw kooku ci cause yi laa bokk loolu laa mën wax daal pour le moment donc ñu ngi jégalu ren affaire dafa am ay dafa wàññeeku da ngeen tànn c'est un peu général nag mais suñu mbos laa mën wax kooku tam il faut mu wax ko boo amee lu wax nga bu wax nga wax ko bu bonee aussi il faut nga wax ko loolu laa mën lu may wax monsieur le maire pour une bonne fois ñu ngi lay remercier monsieur le collègue nee na mu ngi lay remercier nga remerciement nga xam ne amul app allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallam loolu ak la mën wax mbokk yi ñu ngi nuyu ñëpp di sant yàlla bi ñu fekkee xew-xew bi di xew-xew yi jàmm di xew-xew yi mbégte di xew-xew yi yëkkute nag yooyu yëpp si na baax na di sant nag ñi nga xam ne ñoo organisé lii muy la mairie de Ngaparou kana ca boppam di monsieur Mamadou Mbengue mi doon wax léegi ak conseil municipal bi yëpp ak notable yi teew wax na dëgg école Ngaparou 1957 lañu ko installé fii boobu mag ñu bare ngi fi sa jeexteel nawet ba directeur bi ñuy wax Assane Sylla moo fi jëkk a jàngale def na fi juróomi at jóge fi ku ñuy wax Ibrahima Diagne remplacé ko ñi fi jëkk a jànge fii examen bi ñuy jëkk a def entrée en sixième fii ci Mbour lañ ko defee 63 man mii la boole woon ak élèves yooyu ma ànd ak ñoom gunge ñu Mbour fii ñu def entrée en sixième ba tey maa ngi guppa boo xam ne bii keroog laa ko jënde 63 keroog laa jënd guppa boobu boobaak léegi nag Ngaparou si école bi day yokku rek ndax bi ñu am école booba amaguñu indépendance Mbour gi di woon département subdivision la woon tubaab bu xonq bee fi nekkoon ki leen remplacé moo doon commandant bu ñuy wax René Ndiaye moo leen jëkk remplacé fii ci Mbour bi ñu amee indépendance ñu def ko gouverneur du Kaolack Sine Saloum waaye nag yëf yi dox ba fii ni toog di wax nii école yi wax nag monsieur le maire wax nag léegi ñetti école la yu mag di classe yoo xam ne ñi fiy jàng fi mu ne nii tubaarkàlla du kenn du ñaar mbooloo la waaye ni mu ko waxee Ngaparou bu ñu bere woon noonu rek mën a former gouvernement ndax discipline bu ne nga fi diplôme bu ne nga biir Ngaparou bu ne diplôme bu ne mu ngi biir Ngaparou te fii lay tàmbalee seen jàng ñoom ñëpp ne yàlla dundal leen am na ñu fi jàngee ñoo xam ne ñi tey ay professeur lañu ay docteur lañu ay ingénieur lañu lu la ngi fi loolu nag bon yëf yi delluwul ginnaaw te ba Ngaparou ba muy soog a am école
Soman fii la doon jànge waa Ngëriñ fii la doon jànge Njorox fii la doon jànge Saligi fii la doon jànge ñooy jóg am école waaye nag waa dëkk bi jàppale leen ndax Ngaparou kat dafa am yàgg am taxawaay suñ dispensaire bi noonu la meloon tunde bii nu wër noo fi jëkk am dispensaire ndax investissement humain ñoo ko fi jëkk a def waa Ngaparou investissement humain waa Ngaparou ko jëkk a def tabax dispensaire xëcc téléphone mu ñëw loolu yàgg na jom jooju waa mag ñi amoon nag moom la gune yi doon na tey ba dëkk bi xëy am commune loolu école bu njëkk ba nag booba chef du village bi ñu Alaji Mbay Alaji Omar Sagne waaw moo nekkoon chef du village Ngaparou sa jamono boobu Omar Sagne moomu ba mu fi jógee rakam ak kalam placé Alaji Mbay Sagne mii monsieur le maire wax ne moo fi jógee barke démb le 25 mars 2021 bii ñooñu dem ne yàlla yërëm leen bu ko defee nag lii nga xam ne moom la effectivement ma dégg monsieur le maire wax loo xam ne lii ay fourniture la romb na 20 millions lii alal la te ku am sa doom muy jàngi si école boo demoon ñu laaj naka kayit amu ko di nga ko jéem a wut bon jërë ngeen jëf tubarkaal li école yu bari yëpp ba tey ñu am lycée am CM ña dee na ñoom ñaar bi ñu ko tafsiriyaat si bi ñu tuddee ko Serigne Mamadou Léné Diop loolu ak yokkute la bon di gërëm ñi nga xam ne am nañ taxawaay bi di gërëm monsieur le maire ak ñi ma ko àndal ndax kat discours bi mu def discours magistral bi mu def ñun ñëpp dégg nañu ko rafetlu ko lool di ñaan yàlla nag ñi nga xam ne itam ñoo fi ñëw tey di suñuy gan di presse bi nga xam ne li fi wax ñoo koy jiibal mbaa ñoo wane que ne mu ngi nii waa jaa ngi nii kay doon wax bon yàlla jubal seen liggéey te barkeel ka nu wax leen nu waa Ngaparou suñu xel dal na ñun ñëpp déggoon nañu dañu ñaan yàlla nag mu yokku ñaan yàlla mu yokku bu ko defee Sada Camara bi nga xam ne moo toogal directeur fii mu toog nii te di directeur si benn école ndax école bi mag bi mooy école Cheikh Ousmane Diagne mu baax moom école bi ñu fi jëkk tabax maam mi monsieur le maire lañ ko tuddee moom man ndax tam ndax moo joxe woon toolam keroog ñu def ko école loolu nag histoire la boo xam ne bii benn nit du ko dindi moo man ndaxte moomu Omar Sagne jarbaatam la chef du village moo ko dañuy jaay jiwaat yi kat dafa bëgg a def école te école du ne si biir dëkk bi bon si àll bi nañu koy def tuuti nag sa tool bi laa bëgg ma tool mu ne ko ba ne jeexi gerte gi tout jox leen ko moo defoon loolu maam mi monsieur le maire bi moo defoon loolu moo jur bàyyam bon nag loolu ay bëgg-bëgg ay baax-baax la yoo xam ne yi dëkk bi noonu lay bindoo di ñaan yàlla nag yéen yàlla jubal seen liggéey xale yi jàng képp ku jàng si école bi yàlla may xam-xam te boo génnee diplôme boo am rek yàlla may liggéey te barkeel ka yaare bi ñooy emale foofu kàddu yi rek xanaa dëggal kàddu monsieur le maire Ama Mbaye Ngom di wax sax la ñu waroon a wax loolu moo di si dëkk bi lañ dëkk yàlla dogal na 51 ba léegi dañ amoon benn association bu ñuy wax union fraternelle pour suivre dëkk bi rek lu baax pour dëkk bi bu fi maître yi ñëwee ñun dañuy suñu mbooloo dañ leen di contrôler bu fekkee jaar na yoon nu bàyyi bu jaarul yoon nu wax ak ñoom léeg-léeg sax ñu am tiraillement pour jàng mi baax rek di def loolu ba yàlla dogal ñu àgg si am commune bi ñu amee commune itam Mamadou Mbengue doon maire bi mu doonee maire bi itam saa boo xam ne école a ngi waaj a ubbi mu oote ne am na bagage yu ñuy ñëw pour élèves yi ñu témoin loolu gis ñu séddale bu rafet loolu lañ dund ba léegi barka démb la ma oo téléphone ne ma am nañu bagage yoo xam kat pour école la dañ ko bugg jox maître yi léegi itam ma sawar si loolu ndax amatuma sax doom juy jàng mais am na ay sët yoo xam ne maam kon yii ndimbal la pour man ak keneen ku mel ni man kon ñu ngi koy ñaanal yàlla diisoo déggoo mag ñi amuñu woon sax temps booba maire mais mag ñi lu xewaan dañuy daje si pénc mi waxtaane ko seet liy intérêt dëkk bi ñëpp ànd si loolu nag la ñuy dund ba jamono bii ñu ngi ñaan yàlla liggéey bi yàlla na continuer
barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant nañ ñëpp gërëm ñëpp Ngaparou lan am lu baax pour Ngaparou rek lañ soxla yal nañ ko yàlla defal Mbaye Ngom nag kenn mënu ko fay parce que xale yi xamuñu woon li xew mais bu xew amee wala lu fi xew kenn ku ne dina la wax loo xam ne li bu xëyee dina am loo xam di nga ko jomb te jomba rek moo am solo fexe na ba jombaloo xale yi li ñu waroon a jomb yëpp yal na ko yàlla fay ñu ngi sant ñëpp monsieur le maire yal na leen yàlla jàppale. si ni yàlla dogale li xew daan xew itam depuis 2009 ba léegi ñu rafetlu ko am si it mbégte waaye la sa am solo daal mu ñun ñëpp ñoo déggandoo li maire wax noo bokk dëkk bi muy as gor ju dal ju xam li mu bëgg te yàlla tax xamul noonu jàmm rek la xam kon loolu fi daje nag ñu dañuy joxe lii am lu ñu doon waaj pour ngoon foofu laay waxe bu ko neexoon ne programme naa pare kat waaye jullit ak ku nite xam boppam xam li nga bëgg moo tax mu toxal lépp yóbbu ko samedi ñu ñaan yàlla samedi boobu yal na yàlla suturaal ba lépp a féex ba ñu mën a am jot lii ñu fi andil di ay may yoo xam ne dëkk bi yëpp ko soxla woon yàlla suturaal nu ba lépp a egsi bu ñu fa àggee lu waay mën a wax ci sant maire muy góor di jigéen di mag di ndaw bés boobu bu dara des xam nga lu tax li fi nekk ci commune bari na waaye jàmm ji am fii dal gi am fii soppe yi am fii sutura si am fii yaakaar naa ne bariwul de parce que nu ngi si yor télé yi nag di si yor journaux yi di xool yii nga xam ne lu xew lu ne si minutes yi ñu andil la ko kon nan bàyyinte xel te xam ne Ngaparou sunu Ngaparou la bàyyi may wax naka léegi bay sab teewal ba mu war a ñor ñu ne la dindil école laa fi bugg a def nga gëm dindi ko loolu du lu ndaw dañ ne maami maire moo defoon loolu waaw fii nu toog tey si jamono maire fi mu toog tey ku doxantu si diggante boobu xam ne lu baax rek kay fay la maam ja defoon sët ba am na lu mu koy mottalee kon yenn yàlla mottali yëpp di sant ñëpp waaye di gërëm mbooloo mi it waaye suñu doyen bi toog di suñu rakk xam naa sax bëggul wax waaye dafa am fu mu jaarax maire daan wax nuy dégg te jógu si ba tey nu bëgg Ngaparou ab ko mbay wax na ko sànq si waxam nee na élément bu ne diplôme bu ne am na Ngaparou yaakaar naa maire a ko wax diplôme bu ne ak cër bu ne am na Ngaparou moo xam ku ñu indi Ngaparou la waaye am na ku jógee Ngaparou dem feneen kon loolu jar na xam ne addina moo bindoo noonu ko defee nu góorgóorlu te jubal góorgóorlu te màndu te bàyyi yëfi jàmbur loolu daal laa xam ne mënuñu ko bon a wax parce que bu la yàlla dénkee kilifa gu jub ñu ne gendarmerie mu ne dinaa fexe ba mu am na parce que dem ba monsieur le maire dafa am benn cas bu mu arrivé si grand place bi nga nu teg ma Cheikh ak ñeneen ñi ni daxa ñëw ne ma dafa am ku ma yoreel ne du ma fay dem naa ñaari yoon ñetti yoon fayu ma te bëgguma coo wax moom wax ma fi mu doon ma oo sama doyen Guèye muy programme ban defoon maire yi éléments yi ñu tànnoon si quartier yi ma oo ko téléphone wax moom nekk foofa ñu wax nag mbooloo nga fa boo xam ne ay xale nga fay toog waa ji xëy na miinoo ko miinu ma ko waaye boo àggee ne damay laajte ku ñuy wax diwre ba nit ñi dégg ko sa timis mu def loolu ba mu waxee loolu ba daaneel comme donc ki nga xam ne moo ko yoreel ba mu fay jógee ne naa ko dinaa la boole koo xam ne di nga ma indil sama xaalis naka la xale bi annoncé wu rek wax gi seen na waa ji yëg ne moom la ñuy waxal mu jooyoo koy waxam moom dem fay bor bi bay oñño ko taseex kooku mu topp ko mu le jeune Guèye laa booy bu brave la monsieur Guèye xale bu nit la yemul si dem na rek daf ko topp ko ba mu dugg si kër ga mu xool ba mu xam ne moom la mu tasee moom mu posé question mu wax ko mu àgg si ndaw si mu ne ko jox na ma mu jox ma compte rendu tëralin boobu laa ne moo yor réew kon yal na yàlla mottali sant ñëpp di gërëm ñëpp
chers téléspectateurs Rendo TV comme ni ñu leen ko waxee woon rek sànq ci suba ba tey ñoo ngi fii ci remise des fournitures yi nga xamante ne ni monsieur le maire da koy di faral di amal saa su nekk ñu daal di rek continuer ci programme yi wax leen ni muy demee léegi nag ki ngeen di gis nii mooy mu nekk benn directrice ñu bëggoon a xam directrice naka nga gisee lii depuis que 2011 ba léegi monsieur le maire mu ngi koy def. waaw maa ngi rafetlu fourniture yi monsieur le maire joxe man la madame la directrice Issa Sagne di remercier ñëpp remercier monsieur le maire di rafetlu vraiment chaque année mu ngi ñuy jàppale ci fourniture yi ci école yi baax na trop pour ñu mën a jàngal xale yi ñu mën a am bon fonctionnement ci école yi waa jëf ji moom chaque année la ñu ngi koy répété di ko répété waat vraiment rafetlu nañ ko bu baax daal vraiment rafetlu nañ ko jàppale nañu bu baax a baax a baax a baax day permettre sax enseignement apprentissage yi gën a développé ñu am qualité du am benn retard te day jàppale élèves yi tamit ak ñi nga xamante ne vraiment amuñu pour jënd fourniture vraiment ñu ngi koy remercier di ko ñaanal wér gu yaram gudd fan merci beaucoup. waaye école bi vraiment at bu nekk daal mu jox ñu ay fourniture école yi waaw loolu rek la ñu daal mën a wax pour le moment at bu nekk daal wax dëgg yàlla at bu nekk ñu am loolu laa ko doon wax léegi man at bu nekk ñu am ay fourniture waaw loolu am solo. est-ce que gis nga ne éducation Ngaparou avant que muy ñu koy ériger en commune. avant 2009 ni mu nekkee woon ak ren ji est-ce que gis nañ ci changement développement maanaam. waaw gis nañ changement yu bëri parce que non seulement day jox ay fourniture aussi mais en termes de construction scolaire maanaam école yi par exemple moom dafa nekk sax at bu nekk il faut mu construire benn classe non seulement day classe benn classe aussi mais da koy équiper yooyu yëpp constaté na ci moom depuis bu ñëwee ba léegi daal vraiment équipe yi vraiment am nañu ay kii en livre matériel yëpp école yëpp construction moom c'est le champion en construction waaw. ki ma taxawal nii nag moo nekk directeur école Cheikh Ousmane Diagne directeur ñu ngi lay nuyu. oui directeur école en même temps CODEC nga président CODEC Ngaparou Soumane donc je suis le CODEC donc maa ngi leen di fay di leen sant di leen gërëm di rafetlu seen ñëw yéen waa Rendo seen taxawaay rafet na maa leen di nuyu di leen fay. directeur ba tey rek ñu ñëwoon seet si leen pour waxtaan ak yéen ci li nga xamante ne ni monsieur le maire saa su nekk mu ngi ko fiy def ñu bëggoon a jot rek seen kàddu lan ngeen ci mën a wax. waaw monsieur le maire Mamadou Mbengue lii yàgg na fi ëpp na fukki at chaque année chaque rentrée des classes dafay organiser lii donc lii du lu bees d'ailleurs sax dafa daan ànd ak journée de l'excellence maanaam récompenser les meilleurs élèves. de ka dagge maternelle ba terminale au lycée dafa daan récompensé par des sacs ñi mu jox leen ay tablettes ñi mu récompensé leen ku nekk kontaan donc chaque année xale yi dañu daan jëkkante pour doon le meilleur pour mën am récompense donc en ce qui concerne les fournitures aussi au niveau de Ngaparou je peux dire que nous sommes la première commune buy jot fourniture et assez de fournitures si nous regardons là-bas les craies nous avons 120 boîtes de craie blanches et 60 boîtes de craie couleur donc 12 cartons de feuilles de rame donc ça vraiment c'est pour une année scolaire je pense que c'est suffisant donc là encore les parents d'élèves dafa leen di soulager parce que un parent d'élève ak ouverture des classes ni mu méttee boo ñëwee ñu indil la jox la ay 8 cahiers 9 cahiers matériel géométrique et tout ce qu'il faut donc pour mettre sa doom dans de bonnes conditions vraiment c'est pour te soulager donc le parent vraiment ñoom aussi ñu ngi ko ci sant au niveau des infrastructures aussi monsieur le maire dafay construire nous avons actuellement 4 écoles mën naa ne ñaari moo ko tabax par ses propres moyens et ses relations moo leen équipé aussi des écoles très pratiques que nos écoles là parce que les salles sont carrelées et les directions aussi sont dans de très bons états en ce qui concerne les table-bancs aussi moo leen di équipé en table-banc en bureau et tout donc là aussi vraiment c'est un maire exceptionnel dans ce côté-là voilà. d'accord jërëjëf monsieur le directeur voilà c'est spectateur comme ni ngeen ko déggee rek monsieur le maire yemul rek di jox ay fournitures yi nga xamante ne ñooy école publique yi mais tamit am na ay réalisations yoo xamante ne nii mu ngi ko ciy def depuis que mu nekk fii maire 2009 ba léegi léegi ñu bëggoon nga expliquer ñu réalisation yi comme lu ci en résumé rek lan ak lan la jot a def. bon réalisation en matière d'école bon monsieur le maire il est à l'initiative de l'école Issa Sagne mooy Ngaparou 2 moo nekk sa kaw fële. donc moom bi ñu koy démarré ba y avait une seule classe maintenant l'école est à 9 classes donc moom il a cherché des partenaires il a pris les moyens de la commune ak tous ces moyens moom mu def ko fa. monsieur le maire il est à l'origine de l'école 4 de Ngaparou aussi boobu aussi si ñi ko defar si la bokk ñi ko construire après Issa Sagne donc il y a l'école 4 qui est venue moom def na fa bi muy départ man devant moi bon
defar na fa classe équipé classe gi chaque année mu tabax une classe jiital ko avant rentrée des classes donc nee na école bi du tardé damay jiital classe tabax na benn classe l'année suivante beneen classe mu jéggi muy tabax par deux classes la doon tabax sax pour bañ gars yi dab ko finalement donc amul problème de salle de classe mais problème d'enseignant lay am parce que dafa devancé IEF bu Mbour 1 finalement donc classe yi aussi il les équipait avec ses partenaires vraiment il les équipait donc il a fait des réalisations en matière de compte la case des tout-petits aussi noonu la ko defarewaat reconstruire kat defaraat ko ba mu jekk équipé ko encore ba mu jekk donc même les écoles yi jëkkoon a am fii à savoir école Cheikh Ousmane Diagne bi ma nekk ak Mamadou Ndaxte Mbengue aussi école yooyu daf ko defaraat aussi lu nekk peinturaat ko defaraat équipé ko en table banc et en matériel donc vraiment là aussi le lycée c'est lui qui est à l'origine du lycée de Ngaparou ça il faut le reconnaître le collège moo fi newoon ñaari classe muy ànd ak ñoom di tabax classe ba mu jégi mu mat collège sëkk xam nga collège bu matee dañ koy dafay déborder ñu génne lycée ñëw aussi mu appuyer le lycée jusqu'à présent moom damay doon ba sàgg ma ne ko waa monsieur le maire da nga fàtte ne yow yoroo ko mu lycée mu ne ma lépp sumay école la man élémentaire lay commencé préscolaire ba àgg lycée terminal ma nekk bravo monsieur le maire donc merci beaucoup. donc jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci interview bi. gannaaw ba ñu waxtaanee ak directeur école yi ñu gis ne tam parents d'élèves yi ñoom aussi ñu ngi fu woon te am nañ ci wàll ki leen jiital nag moom ngeen di gis nii ma taxawal sëñ bi ñu ngi lay nuyu ñu bàyyi la nga présenté wu. bon maa ngi leen di fay maa ngi nuyu ñëpp man maay Alioune Youm man maay président des parents d'élèves de l'école Mame Ndaxte en même temps nekk représentant des associations des parents d'élèves fii si commune Ngaparou. monsieur ñu ngi lay fay bu baax di la laaj lii nga xamante ne ni moom la fi monsieur le maire joxe te ñu gis ne du ren rek bi mooy 11e édition mu koy def lan moo ci seen xalaat ak lan nga ñu ci mën a wax en tant que parent d'élève. waaw lu dul kontaan rafetlu ko kontaan si lool parce que c'est une vieille habitude du maire parce que depuis bu mu ñëwee si magistère am en 2009 ba léegi lii lay tàmm di defal école yëpp vraiment kontaan nañ si trop parce que nga am sa élève ñu ñëw jox ko cahier bic crayon jox ko sac sac sax da ko doon joxe ak yooyu yëpp ba pare sans compter loolu école yi ñu yore fii yëpp amul si benn école boo xam dafa amul mur wala classe wala table banc maire mooy tabax mur yi maire mooy yokk classe yi maire mooy indi table banc yi donc man en tant que président parent d'élève je parle en connaissance de cause parce que am na lu ma si xam à chaque fois problème bu ñu fi am le maire il intervient régler problème boobu maire bi conseil municipal bi yëpp adopté loolu ñu ànd si maanaam daal li mu mën a wax en grosso modo mooy vraiment gàcce ngaala monsieur le maire Mamadou Mbengue waaw léegi nag en même temps li may wax ni je suis en même temps conseiller municipal te li tax ma wax ko mooy moom bi mu ñëwee dafa ne sama priorité mooy éducation moom la jiital daal di ne teg si santé teg si environnement mais ñetti pàcc yooyu ñu ñëpp xam ne boo ko yoree loolu mooy développement mais si li ma gis mooy bi mu ñëwee côté éducation vraiment gis ngeen liñ fi def yëpp tey jii sax cérémonie bi c'est symbolique mais avant da ko doon def benn cérémonie bu mag ñu ñëw toog waa dëkk bi yëpp génn mais tey circonstance ni mu demee moo tax sax mu réduire ko def ko nii quoi vraiment doon nañ si waxtaan léegi nag bu ko weesoo bu dee côté environnement fii mi Ngaparou gis ngeen ko day di am inondation ak yooyu mais chaque fois digg dëkk bi bu amee inondation du def 1 heure de temps wala 2 heures parce que def na fi benn canalisation boo xam day dem ba géej en même temps biir quartier yi foo gis nawet bi yëpp da ngay gis ay camions yu mag ñuy def latérite partout fu am kii rek maire yoon na fa camion ñu def latérite mu indi caterpillar bi ñu commencé tasaare loolu yëpp yaa ngi dégg mooy environnement bu dee santé la ñu ngi nii actuellement am nañ benn ambulance mais normalement am na benn ambulance boo leen fa waroon fekk yaa ngi dégg su ko weesoo maternité bi fan yi nañ ko war a inaugurer te bu ko weesoo fii Ngaparou am na ñaari hôpital ñaari centre de santé benn bi mooy bii benn bi mu nga sa kaw fële donc loolu yëpp si liggéeyu maire la nekk vraiment maire bi mu ngi liggéey bu baax ñun daal en tout cas lu ñu mën a wax man en tant que président des APE vraiment nous sommes satisfaits de son travail en tant que conseiller municipal nous sommes encore plus satisfaits de son travail et nous souhaitons mu am beneen mandat boo xamante ne vraiment parce que ñun maire bu mel nii mën nañu liggéey ak moom
parce que man mii di waxaa yéen je suis un affairiste je suis pas un socialiste comme le maire mais quand même li ma gis muy liggéey fii man loolu laa doon xaar si maire man waaw. voilà dégg nañ kàddu yi rafet na lool kon ñu koy jaajëfal bu baax. merci chers téléspectateurs Rendo TV lii lañ leen indiloon tey fii ci mairie bu Ngaparou ñu àndoon ceeg monsieur le maire ak ay collaborateurs am ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci déglu beeg teewlu bi ñu jaajëfal aussi suñu caméraman yi nga xamante ni moom la ñu àndaloon ñu jàpp ci liggéey bi ba mu mën di yemb sans fàtte tamit ñii di suñuy techniciens ñu leen di jaajëfal bu baax chers téléspectateurs di leen jox dig daje ba beneen yoon ci beneen numéro.